sanu mbirum Moustapha Diop ak Tabaski Ngom moom Moustapha Diop placé waat nañu ko sous mandat de dépôt maanaam beneen mandat de dépôt fekkaat na ko ci kaso bi ci mbiram moom ak Tabaski Ngom mu mel ni les choses mi ngi gën a compliqué si le maire de Louga. waaw mu ngi gën a compliqué parce que da di affaire bu douloureuse. ba nga xam ne c'est un problème privé mooy li ma la wax sànq rek. ah privé bi nag suñu xaalis la de. waaw moo tax ma ne gis nga les gestionnaires de fonds là. il faut les protéger xaalis kenn du ko yor ci ay caisse yooyu c'est révolu. un fonctionnaire un privé tey boo jëloon benn waaye di ko dénk sa xaalis te salaire am nekk 100 000 200 300 000 yaa ngi koy exposé. parce que àddina moo tëradi. te tentation yi dafa bëri ci réew mi. mooy li ma sànq rek xam ñoo xam de man mun naa la defal dara mu réussir ma ñëw nga jox ma yàlla may ma xam-xam peut-être pour yokk mën-mën. yokk alal mu réussir. te suñu borom ñu yóbbu ma keneen mu dem affaire bi échoué nooy def tant que xaalis baa ngi fii nga koy gis di ko gis suba ngoon baaxul ci àddina baaxul ci fonctionnaire baaxul ci kenn xaalis kenn du ko garder ci kees. moo tax Europe li mu ñu rawee mooy ndikk di kenn dootu ko traîner dootoo gis sax léegi yenn montants yi la rek am na xam bu ñu ko jàppee sa oto sax nga yàqu. donc mais Moustapha Diop ak lu ci mën a mel man li ma gëm rek mooy am na àtte àddina am na àtte na. parce que bu dee ndaw si moo ko jox xaalis bi. parce que moom xam na ndaw si xam na xëy na nag avocat yoon mun nga ci xeex ba génn ci. àddina la avocat mun na la génne ci lu ne mun nga tooñ sax avocat génne la mais am na boo xam ne mu gën a doy waar parce que ndaw si bu dee ndaw si ko jox xaalisam te moom ko xaalis bi moom moo ko. xaalisu trésor. waxaa trésor la bu ko mun a bu dee moom la na ko delloo pour ndaw si bañ nekk ci coono. bu dee ndaw si tamit kaso gi boobu ba tey. ndaw si ci kaso ba tey. bu dee ndaw si tamit ñoo xam dañ doon carte dañ doon loterie. dañ doon xaw ma def seen mbir. nañ jël seen responsabilité mais nag alalu état moom. jeex na ci réew mi xaalis bi ñu koy foyati. parce que lii ko dal tabaski la ñu xam de. li mu dal ci doomu aadama yi nekk ci kii bi. mais doyen Sane xam nga li jaaxal nit ñi quand même sur le cas Moustapha Diop Tabaski parce que Tabaski Ngom bi muy porter plainte Moustapha Diop dafa wax ni daf ko lebaloon xaalis. ngir campagne pour la campagne. voilà donc la question à se poser mooy kañ la nguuru Macky Sall la wàcc ba Moustapha war a nekk ci besoin. ba war a mën a leb xaalis boobu. bu toll noonu d'autant plus que yaa ngi wax sànq salaire u député 1 million 300 et quelque naka la mënoon fayee loolu nga xamante ni tey moom la lépp te xaalis boobu xaalisu askan non du xaalisu caaxaan man su ma toogee damay jaaxle. su ma xamee luy milliard ma dégg ay 5 6 7. ñu topp ay nit bay dégg ay 300 ay 200. dama ne est-ce que sénégalais yi xam nga ne coono bi gaa ñooñu ko def. ñooñu ko teg de. Sénégal moo nekk yi dëkk yërmande boo xam ne dëkk droit boo xam ne. gars yi day jël sa alal taxu si buntu di la xas. soo benn nijaay nee na ma gis nga bu doon bu ñu delluwoon ci cosaan mu ne ñi jël suñu alal nii di ñu fooyee doo leen tëj prison da leen di xas parce que boobu xas am na njëriñ. léegi nag xas amatul njëriñ. mu ne ma ñooñu def lu bon loolu boo doon tegoon ci di leen xas wala ñu ñëw ci émission yi nii di leen xas. den ñëw ma delloo si xaalis bi sax te yoon du ci am dara. parce que ils ont fait du mal à ce peuple sénégalais. ñëpp nga nekk pouvoir nekk opposition. pouvoir sax gën a sonn opposition bi. ñu mën a yor alalu réew mi di financer activités yi nga gis ne ñoo koy financer ah. ñoo koy financer de. te bañ gën a métti xam nga gën a métti. da ngay gis ku seet ne non ils sont ñu ngi nekk prison mais ils sont à l'aise. waaw loolu tamit. booy sax ñoo leen jox ñu lekk. vraiment boo leen gisee ils sont en forme. ma ne gis nga xoolal gaañ yi. c'est-à-dire finalement xamu ne da ngay fàtte àtte suñu borom. parce que yaa ngi topp rek àtte bi nii. mais xamuloo le mal que traverse les Sénégalais. benn colonel ma dëgg mu naan ma booy xale yi sax léegi buy dem école du ndékki. kon yaa ngi doon xam loolu kon yow léegi. te loolu yow li ngay wax sax moo gën a grave. yaa ngi doon xam ne xale yi buy dem du ndékki da nga fàtte ne xale bi Sall muy def la lay àll ko da nga foon pour lan la. moom xale yi dañ daan dem kàr dina law duñu ndékki pourquoi xale yi ñu leen ñuy solo tenue ba xale bu ouverture de classe bañ a xàmmee ki am ak amoon yéen a ngi door a xam ne prison metti na
dama jaaxaat nag da ngeen dugg prison rek di yóbbu ay ventile ay mat la te gars yi fa nekk yëpp yéen leen fa yóbbu ji nga 2000 yooyu 2000 xale yi génn bu nga leen fekkoon ci prison bi ci doon na gën a garaaw. kon yéen a ngi dara xam moo tax Moustapha Diakhaté bi mu génnee naan du yoon prison yi di fi nekk ma ne ko yéen leen fa yóbbu de. dem nañu ba c'est-à-dire dañoo tëj xale yi ba finalement ñu jël prison bi di ko jaay. jaay prison bi 100 mètres dañ ko jaay. école nationale de gendarmerie que ñu jaay ko xam nga ay nit yu dem ba fekk assemblée nationale président assemblée nangu këram jaay ko. bàyyiwuñ fi dara de. palais bi benn waaye dama njëkk mu ne ma sama suñu kër yi war nañu ko xoolaat de. wóorul de des fois ñu dem cadastre di xoolaat. di xool ba xam domaine ndax kay jàng suñu kër ba léegi. ku bàyyi président assemblée nationale. bàyyi hôpital Dantec. lycée Lamine Gueye demoon nañ bés bu ko song. c'est que corniche bi yëpp na gaa yi jëloon prison bu ko jaaree ci dañoo yeewu na gaa yi bu ñuy jël dañoo jël prison bi jaarale ko nee na ci meeru plateau ci Alioune Ndoye ne ko jaarale Alioune Ndoye jënd ko Alioune Ndoye fu mu jëlee xaalis bu jëndee ay pour def ko fan la war a loolu rek déjà problème la Alioune Ndoye fan lay jëlee xaalis bu mu jëndee loolu 100 mètres 1000 et quelque non xam nga man dama xamoon ñi ñan ñoo leen war a àtte du taxaat yàlla rek ñii yàlla rek ñuy àttee ak ñoom. ñu ne nga ne ba waaye dafa ñëw punkal la waaye dafa ko këram ak njabootam punkal la waaye amul doole ñëw ko jaay ko doole ci biir kër gi. mu xool xamul lu ko def mu ne ñaari tortam nangu la sama alal te bu ma xeexee mu tortam ma sama kanamu njaboot. mu tim ko ne ko bàyyi naa la ak yàlla. jeex na ñun foofu la ñu mujjee ak ñoom de bàyyi naa la ak yàlla. fa la ñu mujjee d'accord Samba. sa jàngat par rapport le cas ki nga xam ne moo di Moustapha Diop sànq rek ñu ngi ko doon wax ak beneen mandat de dépôt bi nga xam ne fekk nag fi donte bu Covid bi mi ngi doon wax ni 2 milliards rek mel ni moom mooy nooy neex gi waaye bii yoon de dafa mel ni mbir yi gën na compliqué de. waaw Moustapha Diop nag daa mel ni amul bàjjan ci dëkk bi. te nag ku war a am bàjjan la. ah waaw moom parce que ku ne woy na ko fii ñu naan. waa Louga ni ku baax la kuy jàppale nit la ku social. xam nga l'affaire Moustapha Diop soo koy wax tu as envie de rire. mais tu as le cœur meurtri. wallaay. parce que quand même quand on prend l'argent des citoyens. ñu génne ko ci anam yoo xam ne dem nañ sax ba ciy décrire une histoire de Juliette et Roméo. suñu xaalis ñun. waaw dem ba amour di ci dugg. ba ñuy wax une histoire d'amour. ça te montre à quel point ce pays était à terre. mais nag mbëggeel mën na la ça te montre à quel point on s'amusait avec la République. gis nga lii mooy traduire un peu ce laxisme là ce manque de respect que ces gens qui nous dirigeaient avaient envers le peuple. waaw. c'est-à-dire que on le dit avec beaucoup d'ironie mais malheureusement c'est écœurant. c'est écœurant. yow nit ñi dajale jox leen pour ngeen defar loo xam ne ñun dinañ ci jàpp danañ ci mën a am condition yu tane ñu xëy ñu naan ñu ngi koy leplanteeg fee abaloon na ko pour mu dem campagne et finalement tu te dis mais ñii ban état d'esprit la ñu téye woon les Sénégalais c'est-à-dire que da nga koy wax tu as envie de rire tu as envie de pleurer. de pleurer wallaay. et quand tu as c'est-à-dire que xoolal ñi ñu doon diriger ci fi ñu tolloon ak ñun et pendant ce temps tey benn jeune génne nañ ko école parce que il a un problème de 50 000 pour payer ses scolarités tey nit faatu na parce qu'il a un problème de 25 000 pour acheter ses médicaments tey nit dem na hôpital ñu rejeté ko parce que il a un problème de 40 000 pour ñu hospitaliser ko ay nit toog ci pouvoir bi di aplanter ay 700 millions ay des choses comme ça. ñu dem ba di ci évoquer des histoires d'amour. voilà ce pays-là voilà les gens qui nous dirigeaient. c'est-à-dire que dañ koy waxtaanee nii mais ça aurait été dans un pays sérieux mais day demee neneen. neneen kay. gis nga exemple boobu rek mën nañ ci basé wu pour dire à quel point ces gens qui nous dirigeaient ne nous respectaient point. respecté wuñ ñu woon. man xam naa nga sàcc mais lii c'est-à-dire que ils s'amusaient quoi. Ouais. Au moment où le peuple est en train de crever les gens sont en train de souffrir les gens sont en train de mourir faute de moyens on nous dit que benn femme bu nekk ci benn institution moo lebal benn xaritam pour mu dem campagne
dem ba mujj ñu naan dig na ko takkaat ñu naan digoon na ko takk ñi ngi doon njoro ñu yow ngi doon ngoro c'est l'amour nag amour dafa fort de c'est pas ah c'est énorme quand même. c'est énorme. C'est énorme quand même. bëggeel la rek Et comment on peut respecter ces gens? des fois doo xam kali. Non, je te ñun dis. suñu diine doo comprendre ban la. benn waaye ne ma gëm nañu yàlla mais. waaye wóoluwuñ mais ko. wóoluwuñ ko. gëm nañ ko mais parce que diine wóoluwuñ du julli rek. déedéet tey boo gisee tey je m'excuse man toll ma fu may jugé. Sanu Jonn mu ngi jël xaalis di maye jàkka yi di maye nangam ak nangam xëy suba ñu ne Sanu Jonn kaay xaalis foo ko jël génn ay preuve waa jàkka yeeg ñoo ñëpp ñëw naan bàyyi leen Sanu Jonn nit ku baax la nit ku social social jàppale na jàkk yeeg jumaa yëpp moo ko fi tabax dafa jeex tàkk ci nabi nabi surtout gaa ñoo yem nabi ak ñoo yem ak nabi jeex tàkk ci nabi te man ñi ñu doon wax ñoo jeex tàkk ci nabi yëpp ñu ngi rëbës waaw bu ñu bëggee dóor waaw léegi nabi moom ñun ak nabi ci tax ñu bind ñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa dañoo xam fi ñu toll ci ñoom rek dañoo xam fi ñu toll ci nabi sallam Sénégal nag bu ñuy créer société waaw tuddee ko sopp nabi entreprise sopp nabi wala Ah. Samba Rasoul wala Samba Rasoul Samba Rasoul ah wala Jedda xaw ma lan parce que dañuy jël suñu pas-pas xam nañ ne ñun fi ñu toll ci rasul ah mais c'est abusé de mais nag laay dañ ko layoo fii balaa ñu koy layoo fële waaw nabi moom ay mbiram ku ci dugg ci caaxaan ci àdduna la lay weer waaw laata nga yegg àllaaxira mais c'est-à-dire que non mais on Sénégal avait tout mélangé billaay c'est-à-dire que on avait tout mélangé tout dëkk bi doo comprendre non yàllaa ñu dimbale ak Ousmane Sonko ah ñëwutoon li yëpp duñ ko ay waay bu ñëwul woon dëkk bi dañoo demoon ba ci lépp lañ doon dóor lépp lañ doon dóor jàng yee ñu ngay dóor waaw jàng ya da ngay gis oustaz bi ñëw sax ne la jàng yi waaw ma oyofal ko wala ma diisal ko déedéet ko lu ma la wax am na Des fois nga wàccee benn am na greffage benn am na benn mu dégg ma fan yi daganal ko wala ma dégg fan yi boo faat gis nga doyen boo faatoo te yoroo dara dañ lay gaaw waaye fa mu taxaw lay taxaw naan ñetti lixlaas ak ñetti xoolal duñu wax duñ ko sax leeral tellement que dëkk bi metti na waa ji mu ne dafa am ñoo xam ne ci wàcce kaamil yi mu ne moom dafa seetlu